salaamaaleykum Ngoné nuyu nañ la bëggoon nañ nga présenté aussi tënk rek. maa ngi tudd madame Ngoné Fall di présidente nationale des Amazones leaders yu boot nag ay responsables yu nekk partout au Sénégal di liggéeyee nag IEF Grand Dakar nekk fa surveillante au niveau de l'IEF de Grand Dakar. Ngoné dëgg nañ sa présentation. ñun dañ la xamee woon ak Karim Wade ñu jékki-jékki rek gis la rek yaa ngi ànd ak Aliou Sall loolu nan la fa demee. laajoon nañ ma ko laajati ma ko waaye ma dikkaat ci ndax question bu am importance la bu ma neex ñu dima ko posé ndax sama diggante ak le président Karim ñaawul musta ñaaw te du ñaaw ba ala yoomi diini ànd nag di politique fu muy ñaawee boo bàyyee borom mooy ngeen àndoon ànd bu rafetul. wala ngeen àndoon di jayante wala ngeen àndoon di naxante te loolu amul sama diggante ak président Karim Meïssa Wade cofeel gu wër moo doxoon sama diggante ak moom kóolute gu wër moo doxoon sama diggante ak moom te ba suñu jonni tey moo fa dox politique naam mën nga bañ a ànd ak nit ki waaye relation yu intime yu sincère dafay des ak mbëggeel te dara mënut a dindi sama xol bii man Ngoné ci Karim Meïssa Wade may ki ko bëgg man waaye nag politique bu ñu taxawee di dem nga ànd ak borom man kenn du ne intérêt tax ma ànd ak moom ndax ba président Abdoulaye Wade nekkee président doonu ma woon dara ci état du Sénégal lu dul jàngalekat ba ma doon bi Karim ñoom jeexalee ma reste toujours jàngalekat ba ma doon waaye terewul ma di ko jàppale ba it dërëm jógewut ci ñoom di ñëw ci man may góorgóorlu sama bopp di taxawal samay mouvement di jàpp na ma koy jàppe à ma façon et avec mes propres moyens kon loolu intérêt dikkul fuy bi yàlla dogalee li mu dogal ci moom mu dem rëbës ma ànd kook moom di ko ci jàppale di ko xeexle ku ne gis na ma ci terrain bi may xeex ñu may dugal central di génne un peu partout mais loolu bëgg la ki nga bëgg doo xool coono booy def ma continuer ko ak moom ba yàlla dogal lii am bi lii amee ñu recalé ko ci candidature am et je m'attendais aussi à cela bi loolu amee nit sooy ànd ak moom di dem ba mu egg ci point ci kanamu kàmb da nga koy orienté ne ko demal fii defal lii jàppal fii bul def lii waaye comme dégguñu ko woon xamuñu man lu ko woon tënk moment boobu ba waxul ak ñun ah diggante bi comme du candidat et je fais la politique duma toog ak samay nit noonu ku ne xam na ne sénégalais mën nga ko tënk nii ci wax waaye bu jëf jotee dina jël décision yi boppam nag politique moomu ñu àndal di politique bu jël décision finale jotee voté ji ku ne di nga dem fa la neex voté fa la neex pour bañ samay nit rëcc ma je voudrais ànd ak ñeneen politique defi eggale li may def waaye nit nag politique am na dañu ne politique mbokkoo amu ci waaye man mbokkoo ba may dee damay ànd ak moom ndax bu mettee mbokk lay gis su neexee moom lay gis sama mbokk moo tax ma dem ci le directeur général Aliou Sall. politiciens yi bari nañu mais lu tax nga porter sa choix ci Aliou Sall. may lu soit ci loolu sama choix ci le président Aliou Sall le président des maires du Sénégal le maire de la ville de Guédiawaye li tax ma porter sama choix ci moom nee naa la man xamuma woon kenn daanaka ci ñoom ndax man su ma féetee damay féete ànd ak ñi ma féeteel nag du ma ci wutit demi mesure. mais dama la ne sama mag mooy liggéey Cheikh Déthié Law bu Nguraan mooy liggéey ak Aliou Sall actuellement il est le secrétaire général de la caisse de dépôt et de consignation moo ma ne Ngoné kenn mësulaa mën a jële ci Karim Meïssa Wade moom nga bëgg moom ngay liggéeyal mais comme nekkul candidat te am nga mbooloo man je suis avec le directeur Aliou Sall dama bëggoon nag nga ñëw jàppale ma ci lii ñuy def mbay nag ci sa bëtu oom le fait que nag ma bàyyi fan ak sama mag boobu nga xam ne su sama bët xonqee moom lay gis su sama bët lewetee moom lay gis ma ne nag duma ko fi bàyyi kon di dem di ànd ji ak beneen leader di ko politique boobu xamaguma jikko Aliou Sall ba di ko jàppee jikko waaye jàngatoon naa ci moom ne buñ ma fa orienté dina ma neex ndax ci réew mi laa dëkk te damay suivre ñëpp du ma ne damay politique rek noonu di nàng di dem damay suivre mais ma doon xool doxalinam doy ma doon xool géejawaay ga mu féete ñu nawloo ko fa ma doon xool géejawaay ga mu nekk mu di fa liggéey te man askan wi daf maa intéressé
njàngale mi rawatina mu di ci def ay jéego ma di ko dégg di ko xool di ko gis ndax j'évolue dans le domaine de l'éducation kon ku ci dompat élève xam naa ku ci wokk élève partout au Sénégal xam naa ndax ci loolu laa yëngu ma xam ne mi ngi koy def waaram ma bëgg ko ngir loolu kon sama mag bu ma fa orienté damay neex a xool foofu ndax dafa fekkoon ma bàyyee ko xel ci liggéey bu rafet bi muy def loolu moo tax sama choix ci Alioune Sall. nañ ni Alioune Sall fi mu toll nii ñoo ngi koy dalal di ban jàngat nga si am yow nga nekk ki nga xamante ne da nga ñëw di ko soutenir ñëw fekk si ko jàppale ko. dig gañ ko woo tey di ko dalal man de dama cee bëgg ndax man dama bëgg mu leer ci kanamu doomu aadama yi comme da nga bëgg mu leer sénégalais yi nee na leer ñu woo ko tey di ko déglu alhamdulilah aka fay yóbbu lu leer. ak fay yóbbu lu nit ñi mën a dégg ci ku bëgg a dégg ndax nag ki jaaxaan ne gisuma lampe bii mënoo fexe ba mu ne gis naa ko ndax ki jël loxoom en tant que jullit man it may wax en tant que jullit muy wax ak la majeure partie des sénégalais c'est des musulmans muy wax ak ñoom ndax ñoom daf ci am ay ñu ko taqal te ñu ko taqal ay jullit lañu mu ne negal balaa waatu leneen di ñëw ma def li sunu borom santaane teg kaamilam teg loxoom. man c'est l'intention qui compte pour moi Alioune Sall aka neexoon mu ubbi kaamil bi def ci soleil aka neexoon mu ubbi kaamil bi def ci ay këyit waaye c'est l'intention qui compte ndax sunu borom xol lay fay ak yéene te yéene na ba taxaw devant tout un peuple teg loxoom ne maa ngi waat ci alxuraanu yàlla ji ku bëgg a dégluwaat leen vidéo am lii la wax teg sama loxo ci alxuraanu yàlla ji di waat ne lii ñu ma taqal kon kay wax yaa xayti ku dib jullit gëmal lii kuy jullit te nangul yàlla wax gëmal lii mu def waaye nag mënoo ne tànk doo ko bank doo ko tàllal sénégalais mu waat na waatu jullit ñu ne waat bi duñ ko defee nii da ngay ubbilee da ngay def lee da ngay teg fee sab loxo da doon orienté kaamil bi man c'est pas important pour moi ce qui est important mooy la façon et l'intention benn ñu ne na nga koy woo dik ñu ne doyloo wunu ko ñoom kon lu nu doyloo bu ñu paree nag nañu taxaw ci presse yii wax ñoom lan la ñu bëgg doyloo ko boo doyloo justice su Sénégal doyloo woo ki waat li yàlla wax te xam ne yàlla du bind mukk di effacé ak ay atte ndax waatu kaamil bi mu waat te du yàgg kon loolu defe naa man sénégalais kon nee ma lii la bëgg kon Aliou nu mu war a def yow man de damay laaj sénégalais yi nu mu war a def pour mbir mi leer nu mu war a def boo wóoluwul justice Sénégal wóolu woo waat gi mu def léegi kon nan la ñuy def nañu bàyyi li ci des kon ak justice su extérieur bon. sama laajte bu mujj xam nga coowal pétrole yombul duggoo si génn noonu te dafa rëy te daanaka Alioune Sall moom moo njëkk a dugg si coow joo xamante Sénégal benn politicien ma su si dugg ñëpp mbamb ko man li ma bëgg a xam élection locale yaa ngi ñëw. est-ce que du leen gàllankoor ak lan mooy nekk mujjantalu Alioune Sall si avenir u Alioune Sall nga yaakaar ne est-ce que dina mën a mucc si coowal pétrole bi nga xamante ne ñëpp a ngi koy topp ba nga xam ne tax na ba mu démissionné tax na ba mu génnee kaamili waat. c'est une question très importante waaye dama ni mu importante nga laaj ko ni la yombe ci sunu borom ni mu yombe ci sunu borom xam nga lu tax su dëgg feeñee rek coow li jeex te dëgg dina feeñ. dëgg dina feeñ ndax xam nga lu tax dëgg di feeñ rapidement yàlla dafa bind te du effacé te alxuraan dafa fort comme daf ko utiliser sunu borom mooy taxaw nag atte mu leer te bu boobaa lépp jeex avenir am dans le cadre politique maa ngi ko gisee avenir bu nice bu rafet boo xam ne dama ci optimiste ndax yàlla buy defar dafay mel ni daf lay yàqal. dafay mel daf lay yàqal responsable bu ne ñu ci bëri am nañu ay mbamb mu jeex Karim Meïssa Wade ko ëppoon mbamb metti lool kon ku ñu mbamb te ñu mbamb la ci lu dul dëgg rek yàgg yow yaay am gain de cause ndax yàlla moo lay téyel boppam moo tax yaakaar naa ne avec les élections qui vont venir day gagner maire de la ville de Guédiawaye ndax ñooñu pétrole bu dikkagul lekkuñu ci ñu naanuñu ci jëriñoo guñ ci toq waddagul loolu du leen tax kee leen liggéeyal bañ teg ci seen loxo
teg ki seen baaraam gis la mu def ca Géejawaay du ñu ko jëndee coowal pétrole lu génn gut déedéet xam nañ ak seen intérêt c'est des élections locales ku ci nekk kala doy rek ca sa localité kala jariñ moom ngay jël pour mu continuer di la jariñ kenn du ñam pom mu tege ñu tegal la new ngay jël new te ñoom Aline pom la ci ñoom ndax jariñ na leen defar na la ville de Guédiawaye ku fa dugg xam ne Aline Sall gar mi gararar pire moo dugg fii moo defar fii kon nag bokkut ak ñi yore seeni wax di wax de boolewut dara ak i wax boolewut dara ak i wax man daal avenir am dama ci am yaqin gu wér péng ne yàlla dina ko defaral mu jëlaat mairie Guédiawaye dem ba yàlla def ko président de la République du Sénégal yal na ko yàlla def lii lay ñaan sunu borom ndax yàlla nag wowul kenn ne ko yaay doon lii suba wowul kenn ne ko yaay doon lii suba ku ne na ñafe laay fam rek sunu borom egsi ci moom di sant ñëpp nag di gërëm ñëpp surtout vous les hommes de presse parce que su dul woon yéen ñu bëri duñu mën a exprimer wu wax li leen naqari wax li leen neex wax li defar réew waaye lu yàqum réew jarta wax te pétrole fu mu am encore une fois de plus fitna dafa yomba yeewu rawatina nag ñi lekkul seen gémmiñ bu ñu bëggee seen gémmiñ ñin dañ naan lekkuñu nañ ci xëpp pétrole taal ko waaye bi pétrole góoma ñu taal ko ndax réew mi ñu fi tëdd a baax te mën nañoo fay lépp ci kattanu yàlla ndax jaamu nañ seen borom ba yàlla nangul leen loolu Sëriñ Tuubaa ngi fii maam Alaaji Maalik a ngi fi Limaamul Mahdi Laay ngi ci Yoof Bu Kunta Njaasaan ak yeneen kilifa diine yi kon yàlla mën na ko téye ba ku ko bëgg a taal doo lenn ci ñooñu ma lim doo ca murit doo ca tijaan doo ca lenn waaye ñooñu aka ñoo jara doon lenn aka ñoo jara féete ndax ay nit ñu sell lañ ñu yàlla baaxal kon ñooñu yal nañ ñu gën a téye réew mi ci barke Seexul Xaddim yal nañ ko gën a téye ci barke Seydina Muhammad ndax sunu intérêt la ñun ñëpp sunu intérêt njaboot la les générations et les générations futures qui vont venir sunu amee yàlla feeñalal ñu lii nañ ko téye avec les bras très ouverts waxtaan ci sottante ci xalaat ñi ci pouvoir bi waxtaan ak opposition bi mu leer ci seeni bopp la vie continue et on travaille parce que bénéfice bi yëpp ñun ñoo ko moom. Merci, je vous remercie moi-même.